yëpp lañ daje woon fii pour waxtaanee affaire ndimbal bi nga xam ne ni moom la état di waaj a indi di ko def ci gox yëpp te ngeen gis ministre développement communautaire Mansour Faye di ko lancé ci région yëpp liggéey bi nag biñ ñu ko santé dañoo joxoon ay tegtal commission yi nekk au niveau communal mu am commission yoo xam ne ñooy am ci village yi wàccee yëkkati liggéey boobu jox ko comité communaux yi ñoo ñu validé comité communaux yi nag indi liggéey boobu ci arrondissement bi commission locale bi pour mu valider li nga xam ne ni liggéey nañ ko ci suuf maanaam tànn bi nga xam ne ni def nañ ko ak chef de village yi ak ñi nga xam ne ni mooy kuréelu dëkk yépp pour ñi nga xam ne ni ñooy yelloon ndimbal boobu ñu mun leen koo jox bu ñu saytoo nag tey commune yëpp déglu nañu seeni rapporteur indil nañ ñu fiche yi wax nañu aussi jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la ñu am pour defar fiche yooyu pour jot ñooñu nga xam ne nii mooy ñi nga xam ne ñooy yeeyoo loolu jafe-jafe yëpp partagé nañ ko maanaam waxtaan nañ ci ba tënk ko xoolit solution yi nga xam ne nii moom lañ ci war a apporter mais ñu am ci jàngat ne ci lu bari wax dëgg yàlla tànn bi defee nañ ko ni nga xam ne ni moom la ñuy joxe woon tegtal yi tax na fii ci arrondissement bi wax dëgg yàlla bariwul jafe-jafe yoo xam ne nii wax nañ ñu ko te lépp mujj nañ ko saafara te daje nañu lépp ngoonee préfet war na def ndaje bu mel noonu pour valider li nga xam ne ni moo jóge ci arrondissement yi profession ci occasion bi aussi pour ñaaxaat parce que aussi ndaje yombut kuréel yi nga xam ne ni ñoo fi teewal ñépp ci biir arrondissement yi nga gis ci ay bàjjenu gox ay chef de village ay maire jeunes yi association yi comme ndaje yombatul ñu ne occasion la pour ñu ñaaxaat nit ñi ci geste barrière yi nga xam ne ni moom la ñu bëgg xeexe wala moytoo feebar bi kenn naatablewul ne fan yi am na ay décision yoo xam ne président jël na ko pour jéem a yolomal li nga xam ne ni mooy état d'urgence yi ak mesures yi nga xam ne ni ñoo ko accompagné woon dem na ci ubbi marché yi ak jumaa yi ak xoolit naka la ñuy organiser woo ba ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci yenn gox yi te bëgg a ñibbi seen dëkk pour liggéey ci liggéeyu nawet loolu yëpp doon na ay xalaat wala ay mëbët yoo xam ne nii ñun waxtaane nañ ko fii pour partager ko pour que nit ñëpp bokk am yenn taxawaay boo xam ne ni war nañ ko mën a am pour mën a xeex feebar bi wala mun koo moytu yàlla mu ngi def jàmm ba fii ñu ne ci suñu département déggaguñ ko fi wax dëgg yàlla organisation boobu la ñuy ñaaxaat woowaat ñëpp pour que ñu gën a góorgóorluwaat ci mesure yooyu nga xam ne ni ku ci ne war nga ko mën a jël commencé ko sa kër ba ci biti ka nekk ca bureau ba ak feneen ñoo ci yem bu dee ci wàllu jumaa yi niñ ko waxee comme ñenn ñi ñoo ngi wax ne lu ñu ko war a def buñ demee ba di leen ubbi ku ci ne booy dem jumaa jox nañ ñu tegtal nga ŋàbb sa basang boo ŋàbbee sa basang boo àggee julli dellu su ko defee doo mën a wàll kenn te defe naa aussi foofa doo fa mën a jëlee feebar bi ci tapis yi nit ñi aussi ci jumaa ja ñu mën a respecter aussi seen taxawaay maanaam distance bi nga xam ne ni moom la ñu war a respecter diggante ñaari nit 1 mètre bi jumaa yi aussi mënuñ leen wax ne ñaata nit ñoo fay dugg parce que nit ki xes jël jóge këram ba ñam ba jumaa mais lay xel mën a nangu mooy que boo demee bi gis ne nit ñëpp respecté nañu 1 mètre jumaa ba fees na nga war a mun a xool feneen foo dem mun a sori sa morom loola dafa bokk ci tegtal yi te aussi jumaa yi aussi ñu am kuréel yu ñu samp foofu ku képp ku ñëw nga mun a raxasu ak gel war a mun a jël say matukaay avant ngay dugg te ñu toogaay bi aussi bañ a yàgg bu ñu jullee nit ñi mën a dem ku ci ne dem doxi sa soxla
lii daal doon na ay tegtal yoo xam ne ni joxe nañ ko pour ubbite jumaa yi. marché yi aussi kazalika diggante jaaykat ak morom ma ku ci ne na sol masque ku lu mot 1 mètre te aussi ku amul soxla marché boo fa munee ñàkk a dem nga ñàkk faa dem nit ñi def farata te dellu ci seeni kër wala génn ci seeni place liggéeyukaay. lii daal doon na ay tegtal yoo xam ne ni aussi wàllu école yi aussi ñoo ngi ci xalaat démb rek am na ndaje boo xam ne ni préfet amoon na ko ak kuréel yi nga xam ne ni mooy ñoo ngànk affaire u njàngale bi ñoo ngi xalaat ci ban formule la ñuy adopté pour élèves yi nga xam ne ñoo war a def examen ñu commencé jàng à partir du 2 xalaat nag ak benn xel matut ku ci ne boo ci amee sa xalaat war nga mun a utiliser benn canal boo xam ne ni moom nga koy baaxee ñi nga xam ne ñi ñoo war a njàngale yi wala autorité administrative yi pour ñu baaxee aussi ñooñu xel moomu pour que ñun ñëpp suñu doom yi mën a jàngi le 2 ñu war a def examen ña ca des aussi ba ñu toogee kër ga fii ci suñu ndaje junj nañ fi am yaakaar bu rëy bu ñu am ci jeunesse bi parce que kat li ëpp ci élèves yi ñoo ngi ci kër yi te buñ demee le 2 la ca ëpp les 2/3 maanaam boo ko xaajee ñetti pàcc ñaari pàcc yépp ñu ngi dañuy des sa kër ga toog ñetti weer ñeenti weer juróom-benn weer du ñu jàng kon war nañoo mun a xalaat ak jeunes yi ASC yi xool naka la ñu organiser woo ba au lieu ren ñuy wax activité de vacances ci ñenn ñi wala bu ñu koy def sax su fi feebar bi jógee ñu utiliser temps boobu pour mun a xool nu ñu encadrer seeni rakk ak seeni jarbaat parce que kat li nga xam ne nii mooy quantum erreur bi liñ ciy ñàkk dafay bari te am nañu ne yaakaar bu rëy ñoom war nañ ko mën a jàpp pour mun a accompagner xale yooyu pour que bu ñuy ubbi déwén ñu doon ñoo xam ne ni au moins fàttaliku nañu dara wala yor nañu dara jàpp nañu dara ci li nga xam ne ni moom lañ jàngoon tegtal yi daal joxe nañ ko ci wàllu ndaje bii nga xam ne nii moom lañ fi amoon tey ponk bi mujj mooy affaire aliment de bétail ni état dimbalee nit ñi ci wàllu ceeb ak leneen loolu la xalaat aussi ci jur gi parce que tëju marché yi dafa tax ñu bari ñu daan dund walla di jàppale seen jur ci njaay moomu walla ci weccoo yooyu amatul tax na bari na ñoo xam ne nii ñu ngi leen di gàllankoor te loolu dem na ba feeñ ci jur gi ministère de l'élevage ne naa appuyer sama éleveurs yi subventionner aliment ak lu mu tuuti ñu jàpp ci loolu ba feebar bi jeex walla ñoom ñu jàppandi ci en attendant ñu ubbi marché yi ñoom ñu mën a dellu ci seeni weccoo ak seeni njaay pour mën a suqali seen li nga xam ne ni mooy seen liggéey tax na communes yi ci département bi am na lu ñu fi indi ci ripaas ndànd gi am na 15 tonnes yeneen communes yi 10 tonnes géewul nga xam ne moo gën a doon commune bu gën a tuuti am na 5 tonnes loolu nag état bi daf ko defagul mais yaakaar nañ ne am na leneen loo xam ne ni war nañ ko cee mën a defaat ripaas boobu ñu nar koo jaayee 2000 francs mais dañ ciy teg 200 francs rek pour frais yi nga xam ne ni moom lañ jot a def ci kii bi te loolu bu ñu ko jaayee xaalis boobu dañ koy delluwaat ci keesu éleveurs yi nga xam ne ni mu ngi CNCA pour que mu doon fond boo xam ne ni day continuer di rouler lii daal doon na ay tegtal loo xam ne ni joxe nañ ko te loola aussi pour éleveurs yi yëpp la éleveurs yi yëpp ku ci ne bés bu ñu joxee ne kàddu bi jëb na kat ne ñoo ngi bëgg a jaay ku ci ne moom sañ ngaa ne ah man kat soxla naa ci yite woon naa ko lii daal mooy nekkoon li nga xam ne ni jotoon nañ ci waxtaan gi ñu gannaaw bi ñu gërëmaate aussi maire yi ak ressortissants yi nga xam ne ni ñoo teg ci gox yi nga xam ne depuis le début de cette pandémie ku ci ne yaa ngi ciy def parce que ci lii la yàlla dénk wala li nga xam ne ni aussi dénk nañ ko commune yi ñu ciy génnee astuut di ci def pour jéem a suqali wala pour jéem a xettali ñi nga xam ne ni ay néew si doole lañ te jàppale boobu dem na ba ci gendarmerie nga xam ne ni ñun ñëpp bu ñuy nelaw ci couvre-feu bi ñoo ngi circuler di daw guddeeg bëccëg te loolu xam ngeen ne carburant bu dul jeex la comme état mënut a def lépp vraiment ñoo ngi ñaanaat aussi communauté bi mu gën a jàppale waat les forces de sécurité pour que ñun ñëpp ñu mën a nekk en sécurité. Merci.